moo tax c'est-à-dire que dafa xaw a doy waar trop ñun suñu mariage yi surtout na en Afrique plus particulièrement nag au Sénégal damay sëy ndax samay doom c'est-à-dire que sa jëkkër sa yoon nekkatul ci moom ba pare nga ne yow nee nga da ngaa bëgg ay doom ami doom yu baax sa jëkkër nga koy yàq yu mel ni xeme ba pare nga ne da ngaa bëgg am ay doom yu baax sa doom da ngaa bëgg ñu barkeel c'est-à-dire que yow ki nga xam ne moom moo tax nga ñëw ki nga xam ne moom moo waral loolu yëpp amatul benn respect ci yow sëy boobu nu mu mën a tee foofu noonu lu baax mën na génn foofu mënul nekk. mais ñun suñu mariage fii dañuy terroriser jigéen ñi de. parce que ñun dañ leen di jàppee comme ñoom ñoo war a def lépp ñoom ñoo war a tarbi ñoom ñoo war a jaamu est-ce que ñun liñ leen di jiiñ noonu góor ki tamit amu ko moomu ko. si looloo tax. góor gi dafa mel ni jigéen ñi dañoo rëpp ay. non dafa ndànk la nuance bi aussi foofu dafa garaaw nuance bi foofu dafa garaaw. xam nga pourquoi quand je me lève 5 heures du matin je sors de la maison je reviens 23 heures mais Babacar je suis à l'extérieur dañ may saaga dañ may mbot dañ may dóor damay xeex uniquement pour que yow ngeen nekk dans de très bonnes conditions mais attends quand su ma nekkee ci biti mbaam mais quand je reviens à la maison da war a nekk buur. waaw mais attends yow ëlbatil wax ji. exemple neel ku jigéen ki par exemple bi nga ko fi bàyyee mbaam la moom tamit. mu nekkee moom laa la parce que moom mooy def li nga xamante ni yow mënoo ko mooy raxas douche bi. waaw mooy togg. mooy bale kër gi. fii xomaak yëpp moo koy raxas. su ma demee ñëw indiwuma dépense. waaw déclenchement crack am na ci kër gi. waaw boo indi imaginer nga indi dépense. su fekkee ma yëkkati ay briques ba sonn xaaral ba mu pare. bu fekkee ma yëkkati ay briques ba sonn mu def ma nii fekk je suis fatigué. raag day am ci kër gi mais yow imaginer nga indi 1 milliard ci kër gi te fekkoo kër gi jàkk raag day am ci kër gi. déedéet mun naa ko utal bon. mun naa ko utal bon. moom it mën na la ko muñal. non mun naa ko dégg non bu ne forcément rek boo indiwul raag day am. non muñal bi déggul non exemple dama la jox ñaari cas benn bi dama ko nangu tudd. dama ko nangu tudd benn bi laa tudd. waaw léegi dama la loolu exemple la quoi nuance la mais déglu bu wax ma wax la c'est-à-dire que loolu xam nga góor ak jigéen complémentarité la xaw ma ndax tubaab boobu jag na en professeur. waaw complémentarité waaw. c'est-à-dire que man li ma manqué yow loolu ngay mottali yow li nga xam ne moom nga manqué man moom lay mottali. très bien c'est-à-dire que loolu mooy complément c'est-à-dire que quand je sors je suis allé këriñ kanam di fi génn fi génn léegi nag dafa am leen loo xam ne c'est le minimum su ma ñëwee ci kër gi ma fekk ko fa. non c'est-à-dire man li ma. mais kooku kooku ça n'a rien à voir ak suñu mariage yi lu tax mu compliqué. waaw c'est-à-dire dama dégg sànq nga naan tarbiyu beeg. non loolu yaa ko indi. non c'est-à-dire da nga ne ñun fii dañoo war a tarbiyu jigéen ñi dañoo. boo demee Europe wala feneen j'ai pas dit tarbiyu j'ai pas dit ça. ok j'ai pas dit ça xam nga le mot là où tu dis il faut retourner parce que. non xam nga tubaab bi dama doon expliquer exemple ñun ni ñuy dafa bëri hypocrisie ci suñu mariage yi c'est-à-dire que yow sa jëkkër da ngay dem ba da ngay nekk ak moom ci biir kër dootoo ko jox respect bëri na fi. mais ëlbatil seetu bi nit nekk na ak jabaram ci biir kër ba ci yàgg dootoo jox ko respect. waaw loolu am na. mais c'est-à-dire kon ci kan la boo demee Europe wala Amérique wala fenn par exemple ku góor ki day jàpp ci côté bii. ku jigéen ci di jàpp ci côté bii léegi ñoom bu ñu demee ba toll foofu noonu respect amatul ci seen biir. ku góor sax day togg day dugg ci waañ bi di togg fii Sénégal fan nga koy gis. la réalité man réalité bokk ñoom. parce que ñoom dañuy kii. bul nangu loolu doo ko nangu. parce que la réalité du benn. waaw moom du benn. mais ñun ñoo ko bañ a def benn. déedéet non mais ñun ñoo feneyaan rek. yow ni nga bëgg a dëkkee. mais pourtant loolu boo ko defee garaaw. man loolu dara nekk mën nga ko def fii. loolu mën nga ko def fii. man lan laa gis si wàllu mariage ñun Sénégal dañuy toog ci bànqaas bu baax bu dëgër ñu koy dagg di ko dagg ngir yóotu bànqaas boo xamante ni peut-être xajul si sax wala du ñu yàlla jagleel mariage Sénégal amul problème par rapport ak mariage yi nga xamante ni ñoo am ci àdduna bi. tey jii booy xool Sénégal fii di nga gis ay couple yoo xamante ni. dund nañ ba dee mosuñu sax wax divorce te booy def ay comparaison ñoo ko ëppale waa Europe sànq Cheikh wax na taux de divorce yi nga xamante ni moo am ci àdduna bi par rapport ak Sénégal ñun yegguñu sax ay 50% de divorce bien vrai que divorce am na fi li ko waral mooy boo jëlee ci vie de couple ñun li ñu am àdduna bi yëpp buñ sañoon ñoom ñu am ko parce que mënuñoo xam suñu pourcentage parce que papier de mariage ñi koy am sax dañoo bëri. mën na nekk waaw. et puis mën nañ ko ëppale fuuf yow 51% ñooy wut papier de mariage.
ba pare nga ne xamuñu coono dafa am benn page. du foofu kër goo dëgg am na ku benn tas page. kër goo dugg fii am na ku tas sëyam toog yi fële. non. xoolal gis nga dafa am benn page bu nekk ci Facebook bi bu ñu naan kii. pourcentage de divorce boo koy calculer peut-être divorce yi nga xamante ni prononcé nañ ko au tribunal yooyu la ñuy calculer quoi. waaw. bon ñun mën nañ lijjanti suñuy problème tey duñu yegg tribunal loolu mën na nekk benn genre luy nëbb taux de divorce bi fii Sénégal. beneen bi mooy aussi sunu vie de couple ñun en Afrique par exemple booy xool di nga takk jabar. bi ngay takk jabar nekkoo en âge de construire. donc jabar ji da ngay obligé indi ko ci kër gi parce que mu seyal waa kër gi seyal mère bi seyal paa bi. loolu avantage la man loolu laa gis Sénégal avantage la parce que xale surtout ay couple xale dañoo soxla ay piliers ay fondement yoo xamante ni parents yi ñoom ñoo ciy jàpp di leen toppatoo di leen teg ci yoon ba nga xamante ni ñooñu buñ fi jógee ñoom ñu mën a demal seen bopp mais couple boo xamante ni par exemple am na automatiquement ñu dem dëkki ber divorce dafa yomb parce que ku ci nekk bu demee ba gis ni sa morom méngoowul ak li nga ko doon yaakaaree rek automatiquement du am ku leen di jubale du am ku leen di téye loolu moo waral ni boo demee dans les sociétés occidentales ñoom dañuy def ay expérience di def ay recherche di xool lu ñuy def ba nga xamante ni yenn avantage yi nga xamante ni africain am nañ ko ñoom ñu jéem ko copier ñu ngi koy copier ñun ñuy copier ñoom li ñu bëgg bàyyi ñoom ñu ngi def fay ay milliards laa di def ay recherche yoo xamante ni ñoom ñu ngi jéem a copier suñu système de vie suñu système social ñun ñu bëgg a bàyyi suñu système social dem di copier loo xamante ni ñoom ñi fa nekkoon sax wóoratuñ ko ñu wóoy bëgg a baax sëy bu amul problème amul sama papa daan na ma wax ni bu dee da ngaa bëgg takk jabar ma ne ko waaw mu ne ma da ngaa ragal mu ne ma waaw mu ne ma li ngay ragal lépp nga ci muy Europe ak Afrique ak Amérique ak États-Unis ak lépp ci yem sëy jafe-jafe la àndal moo tax sëy bu yàgg ñu ngi koy natt ci degré bi nga xamante ni ñaar ñiy sëy ñu ngi koy muñ dëgg naa dëgg boo jëlee ñaari couple boo jëlee ñaari nit yoo xamante ni formé nañ couple di sëy bu dee dañoo dëkk ñoom ñaar bu ñu amee jafe-jafe ku leen di dimbali il faut que kenn jógee fa la ñëw jàpp ci waxtaan ak diw jéem a arrondir les angles mais bu nekkee ñu ngi ci biir famille déjà pour yombal leen dafa bari beneen ba mooy wàllu éducation c'est-à-dire crise bi nga xamante ni moo am ci éducation sénégalaise dafa dem ba dugg ci wàllu sëy parce que sunu maam yi kii wax na ko sànq sunu maam yi ñu ngi sëy ñu ngi daan sëy ci ay 20 personnes yaa ko wax ci ay 20 personnes ay 50 personnes yoo xam ne ni muy composer une famille te problème mu ci see am léegi nag da ngay gis maire yi si boobu ñoo njëkk bundu xataal couple yi maanaam ki nga xamante ni mooy sëy si ñu teg ko lu mu àttanul sœurs yi nga xamante ni par exemple bu dee ku góor ki say sœur ñoo njëkk nekk ay co-épouse di xeex ak ku jigéen ki di ko sonal ak yooyu ba nga xam ne nekk na mag si kër gi day xaw a jafe mais bu xol yi setee ñu xam ni lii yàllaa ko dogal te ñëpp ñoo ànd nekk benn problème du mës a am sëy Sénégal donc problème bi du ci sëy bi problème d'éducation fait problème bi ci xol yi la ak ci nekk nit ñi ci biir kër yi yow da ngay nekk sax waxuma la sax waxu sëy gënal cadre sëy man damay nekk sama kër boo xamante ni maag samay rakk ak samay jorbaat ak samay ndijaay ak samay papa ak samay yaay ñu nekk 20 ci kër gi mais ñun ñëpp dañu am problème parce que ku ci nekk yaa ngi jéem a raw kële wala ku ci nekk yaa ngi jéem a bundu xatal kële pour yow nga nekk donc nekkinu sëy ci biir kër yi au Sénégal problème bi du ci sëy bi ci boppam du ci ni ñu nekkee ci sëy bi ci boppam dafa nekk rek ci éducation bi. mais aussi des fois nga gis kër goo xam ne clean lépp nice doo mosoo fa dégg coow nit ñëw sëy si fa après problème am fa. après éducation donc kii lim naan bu nit ki sëy ci biir kër gi une fois déjà mère bi moo koy njëkk a bundu xatal. sœur yi ñooy njëkk a nekk co-épouse mais aussi la mariée bi ñëw ci kër gi aussi mën na poser problème. exemple la rek waaw problème éducation booy ñëwaat rek ci moom lépp rek éducation la mais boo amee famille boo xamante ni une famille très éduquée nga am une co-épouse boo xam ne très éduquée ci biir kër gi mën nañ fa nekk 100 ans du am problème. vraiment parce que ku nekk day respecté moromam en fait. parce que ku ci nekk di nga boole li la neex ak li la naxari nga téye jëm pour famille bi nekk benn dans les deux côtés
mais bu amee benn problème d'éducation dans l'un des côtés automatiquement day am problème. kon léegi lan moo tax léegi divorce tey triplé wala quadruplé presque. problème d'éducation. divorce bu njëkk yi. mooy crise bi ñu toll nii. parce que yow ñi nga xamante ne ñi ngi liggéey ci wàllu société mooy les sociologues ñoom ñëpp méngoo nañ ànd ak ñi nga xamante ne ñi ngi liggéey ci wàllu xam-xam ci wàllu dëkkinu askan wi dañoo toll si jamono joo xamante ne jamonoy crise la jamonoy crise tey jii booy xool amul benn bànqaas boo xamante ni ci ad Sénégal nekkul ci crise yaa crise d'éducation barki Dembo Ndiaye nee nañ la am na ay jàngalekat yoo xam ne dañ leen dóor ci biir classe yi loolu am na ay jamono musuñu koo xalaat man daa su ma daan gis sama jàngale ki may jàngal sax damay daw wax ma la nag ma jàkkaarloo moom ci classe bi de dama koy dóor ñu weesu foofu nga jël ci biir famille ndaw taxaw na jàkkaarloog baayam pëgg ko arrêt baay bi su meeku war a xeex loolu am na ay jamono kenn xalaatu ko ndaw toroxal na fi yaayam am na ay jamono ci gannaaw kenn xalaatu ko waa kër tas na ndax diw ak diw ñoo fa xuloo ñooy xeex ci ay détails donc dañoo toll ci crise léegi bu ñu tollee ci crise nag ci société crise bi day law jëm ci jikko yi jëm ci nekk ni jëm ci àndandoo yi et puis toll nañ jamono joo xamante ni maanaam li ñu bëgg ci wàllu koom-koom ci wàllu xaalis dafa illimité alors que li disponible lu ndaw la ñu jël xalaat yépp def ko ci wàllu am-am mais ñun ñëpp bu ñu bëggee mbir te mbir moomu ñëpp mënuñu koo am boo gëmul yàlla jàmm mënu fa am. comme daal dafa mel ni yàlla joxeetul quoi loolu tax nga ne li disponible dafa ndaw dafa wàññi lim daan joxe quoi. non li ma doon joxe ba léegi mu koy joxe loolu la àdduna mu tëddee bëgg yi ñoo bari. bëgg yi ñoo yokk. ak doylu bi gars yi doylu maanaam li yàlla daan joxe. mu ngi koy joxe ba léegi. mais nit ñi ci boppam ñoo yamalewul seen bëgg-bëgg par rapport ak jamono yële. tey jii par exemple ma jox la benn exemple bu ndaw nga jël suñu mag yu baax yi yaa ngi dégg seen bëgg-bëgg lu néew la par rapport ak li nga xamante ni moom la bëgg-bëgg tey sénégalais bi am tey da ngay dem les familles ancêtres les familles les familles yi nga xamante ni ñu ngi ci àll ba yaa ngi dégg ku ci am boo jëlee wàllu xaalis nga def ko ci wàllu xaalis ku ci am benn mën nga yor benn 1000 francs sa poche doo ko soxla nga ñëw ci famille citadine yi si biir Ndakaaru Njaay ko famille boo fi jox 10 000 par jour doyu ko léegi nag bu ñu jëlee xalaat yëpp nag def ko si ni li ma bëgg tant que aw ma ko du ma am jàmm automatiquement rek yaa ngi changé jikko. waaw da ngay fàtte éducation bi sax. yaa ngi voilà léegi nag li la jaral dootoo muñ ñun nag muñ moo fi jeex nit rey na nit ndax alal nit saaga na nit ndax alal nit jéppi na nit ndax alal nit bañ na nit ndax alal nit mu ngi bundu xataal nit ak alal nit mu ngi fenal nit ndax alal nit mu ngi xeex nit ndax alal wala boog sax position parce que position boobu nga yaakaar ni moom moo la jox alal wala image yooyu nag en fait moom moo tax ñu ne li koy faj mooy ñu change une refondation ndëpp dañoo war a jël askanu Sénégal bi ndëppal leen ndëpp bi nag mënul weesu loo xamante ni éducation de base xam nga dañoo am ñaari problème yu en Afrique léegi da ngay gis jamono yi nga xamante ne yu njëkk yi ay génération dañ daan daje di nga dugg benn kër di nga fa fekk maam fekk fa sët yaa ngi dégg fekk fa papa di nga fa fekk 3 générations yu bokk benn kër léegi jamono avancé na ba nga xamante ni pour nga gis 3 générations yu bokk kër c'est très rare te génération yooyu li ñu leen dajee moom moo doon tax éducation bi mën a am fluidité parce que lu la paa bi jàngalul ndax di dox dépense sa maam mën na la ko jàngal parce que sa maam moo jàngal sa papa léegi tey boo nekkee ci famille boo xam ne ñaari génération la papa ak doom papa jegi daw dépense doom ci ku koy yar. mais loolu du suñu domaine parce que jamono jooju paa yi peut-être ñoo guddoon fan yàlla moo leen fi bàyyi woon tey bu maam yi deewee ñun du ñun suñu yoon nekk ci mais kii baax kii dafa mel ni daf ne maam yi yàlla moo leen fi bàyyi woon moo